asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen dalal jàmm ci seen émission bi nga xam ne nag mooy l'œil de Laye l'œil de Laye nekk émission boo xam ne Laye def ci càmbar ay faits de société di jël regardam teg ko ci li nga xam ne moo lëmbee askan wi semaine bi nag li mu fas yéene waxtaanee mooy divorce nekk loo xam ne laal na ku ne mbaa mu laal ku la jege muy loo xam ne nag cause yi wala boog facteur favorisant yi tey moom la fas yéene waxtaane ak yéen kon nag bisimilah Laye asalaamaaleykum. jërëjëf madame Ndoye maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu askanu Sénégal ak ñi nekk bitim réew ñëpp parce que ñu ngi suivre de partout di jéggalu nag surtout ba altine passé jot ñu leen ko présenté ndax fête yi cumulé woon la mais dafa fekk ne rek le thème la boo xam ne tey sooy seet un fait de société boo xam ne dafa dem ba jéggi dayoo. te lu jéggee dayoo te askan war a dund par exemple ci lu baax war nañ toog de réfléchir lu tax. parce que dama naan souvent li defar Sénégal comme àddina du alal mais xel la xel bu sellee rafet rek ku ne taaj ba sama moroomam ñu mën ci segg loo xam mën nañ ci dundee. loolu moo ñu yëkkati tey ñu waxtaan ci comme ni ko madame Ndoye waxee rek tas yu bari yi ñii naan lii la ñii naan lii la ñii naan fii la ñii naan lii lay jur ñii naan lii lay jur ñu war ci waxtaan. mu méngoog nañ ni par exemple ñun duñ ci waxtaanee ba pare aussi am ngeen yeneen yoon yu leen jaar. mun jox ñu seen suggestion. loolu bu ñu ko boolee dajale ko te mën a tax ñu jot teg ko ci benn plateforme boo xam ne ñun mën nañ ci sukkandiku pour éviter au moins say di bañ a tas. mu nekk njëriñ pour ñëpp. kon nag sujet baa ngi noonu campé nga ko man li ma leen njëkk a laaj rek mooy lan nga jàpp ni moo waral tas yu bëri yi. xam nga sëy dafa nekk diggante góor a jigéen muñ boole. ci farata ci ñun ci jullit. ci église ba ci catholique yi donc lu sacré la. et aussi mu nekk aussi la chose la plus difficile au monde parce que ngay boole ñaar ñoo xam ni. kii dafa jóge fekk jóge ñu dajee bëggee lal leen ba tax ñu mën dañu war a mën a ànd muy sëy lu ne mën na ñëw. dëgg la lu ne mën na ñëw parce que duñu bokk xel duñu bokk jukko duñu bokk fa ñu yaroo. mais bëggee leen pour ça ba ñu war a àndandoo donc ku ne war na mën di muñu leen moromam ci kaw ay circonstances parce que récemment da waxtaan naa fenn ci. kilifteef ci kër. kilifteef ci kër mën na nekk jigéen ko mën na nekk góor ça dépend ci ëpp xel parce que ëpp xel tout le temps moo war nekk tout le temps bu histoire amee rek mu wàcce boppam fekk si kay donte jox ko dëgg te amul dëgg. ba ëllëg bu ñu toogatee di waxtaan mu dellu su ko la raison man ko ne par exemple keroog su gisee ma jox la ko pour fay wax ji la rek parce que lu tax ma fay ko parce que ginnaaw mer dafa war a yee nit ki. parce que moo tax soo nekkee ci biir mer ngay motu dox loo xam ne su mer jeexee nga rëccu ko. dëgg la wala ka taxul ma jubanti la noonu. waaye nag sëy dafa sacré. nekk du sacré parce que li lay indi li nga gën a bëgg ci àddina muy doom. da nga ko war a noo ko téye muy góor di jigéen da ngeen di toll sa moment yoo xam ne dootu leen sëy pour yéen mais ni c'est parce que ngeen njaboot gi donc bu fekkee loolu am na da ngeen war a parce que sauvegarder lu bëree bëri di fenêtre lu bëri bëri. di fenêtre lu bëri bëri parce que au moins loolu mooy mën pas dem seen ànd yàgg. parce que bu fekkee da nga nekk si sëy ngay sëy kii sawlal nga dama koy fase mu dem takk kii pour la dafay mujj te day nekk problème bu grave quoi au moins moo tax boo tolloo fenn nga muñuloo ko yàlla. xam ne kii lii la ma nattoo yaa ngi naa ko jëm muñ parce que dund yàggul. mais man su ma dégloo sa wax kon dafa mel ni li ma ci jàpp mooy sëy pour mu dem il faut que mu am ku tane moromam est-ce que j'ai bien compris. c'est très très bien compris parce que société sëy bu amee. kilifa yi bu ñu toogee bu ñuy yab jigéen bi muy dem sëy. dañ ko soo demee na nga muñ. bu góor gi bu ñëwee tam dañu naan ko na nga ko muñal. mais ku ne sa sañ na muñ mais ki gën a moom muñ mooy képp xel. parce que gàtt xel mënu am muñ mais képp xel mooy muñ mooy mën a muñ ba nga xam ne kii li may def bañ taxul mu def ma ko. yaa ngi kon su ma ko def naa muñ la parce que nit ñuy ànd ñu ne bu ñu la ñu rek te dañuy mattantee saay. kon su fekkee dañuy sëy ñun ñaar parce que keroog mu ci mbedd bi dem xulóowu leen ñaar kon ki nga dëkkal nga mën a xulóol. mais nag xool ko ni jabar la. xam nga ni jëkkër la te c'est sacré ndax ngir seeni doom nga am noo ko tey muñ loo ko yàlla. muñ mooy nga wàcce sa bopp fekk ci ki gàtt xel. li nga wax ni Laye d'accord naa ci te yaakaar naa ni yéen mbokk yéen tamit d'accord ngeen ci ngir nag dëggal li ngay wax dañu wàcc ci askan wi daal di xool ñoom seen gis-gis lan mooy indi sëy yi nga xam ne mooy tas avis yi nag ku ci nekk wax nga sa xalaat
ñu déglu leen ci micro trottoir bi te dellu si waat. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ñun jigéen ñi bëgg nañu sëy la ndax ku ñu takk ba jëlee la sa kër ndey ak sa kër baay sëy rek mais tamit am na yenn saay nag nga tase goro yoo xam ne lu waaye xam doy na man mii di wax ak yow sama goro moo ma sonal ba sama jëkkër demee bitim réew am 3 mois boole ma sama rakku jëkkër xeex ak man ba ma génn kër ga mu ñëw sama kër yaay am naa benn tool mu ñëwee sama kër yaay nag chaque jour maa ngi ñafe di liggéey di def sama bopp ba mu am 2 ans sama goro bu góor indi 5000 francs jox ko sama yaay ne dundu doomam dundu sëtam ma delloo 5000 ma ne yaay man chaque weer dinaa gañe lu ëpp ci 5000 fekkoon 5000 yi rek a ma fi taxoon a toog kon waxatuñu ko lu may wax rek sama mbokku jigéen ñi ñu gën a góorgóorlu parce que goro yi ñoo tas sëy yi surtout maa goro bu góor yi kenn xamul lan la bu sa jëkkër nekkee bitim réew na moom façon métital bu nekk yaa ngi koy gis façon bu nekk yaa ngi koy dégg man mii ngay gis nii aw ma xarit aw ma àndandoo sama yaay mooy sama xarit jeex na su ma liggéeyee wàcc maa ngi sama kër gérer samay doom nit ki nag da ngay gëm sa bopp boo gëmee sa bopp nag yàlla dina la jàppal. sëy amut. lan moo tax sëy amatul. xale yi léegi sëyatuñ dañuy seete la leen tax a jóg buñ ko fekkee danañ toog waaye lañ fekk buñ ko fekkut duñ fa toog la ko waral bu njëkk nit daana am jabar ci du xam fu jabar ji dëkk nit daana xëy suba tey ñu ne ko suba nga am gan kan ne ma ñu sa doy mbàjjen diw ku du sa nijaay ak sa yaay ji la jur du ko yëg léegi amut benn xale bi yéen boo xam ñi ma nga ko mayee te da ngaa waxtaan ak moom bu njëkk ab taaw moo daan takkal bu moom jabaram bàyyi ma ko daan takkal ak nijaayam waaye bu xasee am jabar ci boppam mbooleem ko fa amati jabar ci ginnaaw ci ay loxoom la daan jaar bàyyam da daan dem dox ba def li muy def ba def ne ko bi sàngam dama nga jël jabar diw léegi amutul yaa ngi ni ku la bëgg a may ku la bëggut yaa ngay bañ tey ku la proposé na la kaay may la diw da nga naan ko xaw ma ko yow nan nga mën a taxaw nga ne man nit xaw ma ko mënuma sëy ak moom te bu ngeen tasee bu la proposé ak ngoro nga d'accord pour lan est-ce que loolu c'est normal xale bu jigéen boo ci ne kaay ma takkal mbay te boo ci ne kaay ma ngoro la du bañ wala nga taxaw ni sax ne ko dama laa bëgg a takk mooy la ba ñu ma ko ne waaye nag ma soñoon ñu nekk ba ma xam si jikko nga xam sama jikko lan mooy jikko laay laaj bu njëkk sëy amoon na mais léegi amatul ba sëy di am booba soxna mu amoon léegi soxna amut jabar mu am te jabar baaxut. Bonjour à toutes les femmes sénégalaises. Je vous dis simplement avec tous les divorces là, essayez quand même d'aller vers les hommes sur le plan sentimental. Allez-y sur le plan sentimental, pas par intérêt. Voilà. Il faut qu'il y ait un sentiment. Quand c'est un sentiment, on peut aller très loin. Il y a trop de divorces dans ce pays-là et moi, vraiment, ça me perturbe en tant que musulman, quoi. Et je vous demande sincèrement, et puis je demande aux familles aussi, aux mères, aux pères, de ne pas donner leurs enfants pour des intérêts. Voilà, il faut donner. Vous mariez vos enfants par amour, voilà, par sentiment. C'est ça Dieu veut. Voilà. Merci beaucoup. kon nag ñuy jaajëfal Chacha mi nga xam ne moo demoon taataan kàddu yooyu laay nag dégg nga askan wi ku nekk wax na xalaatam waaye man li ma ci jàpp mooy xale bu jigéen bi wax ni gorom bu góor moo yàq daal sëyam mu mel ni goroy jigéen ñi lañ ko daan jiiñ lan moo xew léegi ba mu mel ni mutation dafa am ba léegi goroy góor yi di taxawaay boo xam ne du seen cër. non déglu naa leen comme ni nga déglu nii mais j'ai compris ku nekk mu ngi waxee ci tollu na xelam. ak vécu am li muy dund. lu muy dund mais li ngay dund mi ngi reposé sa tollu na xel. parce que bu ñu la dundoo loolu loo xam sax att na ko tam da ngay sonn rek. dëgg la xanaa xam nga yéen sax mën nga ko bañ sax fekk moom bañu la yaa interprété noonu. fekk bañu la dafa ne njëkki góor yi moo tax seen la bu fekkee moo tax seen xam ne waxu énuméré lu tax moo tax seen mais dafa ne njëkki góor ñoo tax sëy. goroom bu góor waaw. moo tax sëyam
te nga gis ne parce que bu njëkk ba góor yu jigéen ñu daan testé. waaw parce que góor yu jigéen ñu daan ëpp lu ñu nekk ak ndaw si kër gi. ñoo mën a gisante jikko ñoo mën a brosante jikko bu fekkee nag seen tolluñ ci xel pour lu histoire def dafa yomb mais góor ñi tey. nga ne par exemple am na ci góor yu góor xam ne dañuy testé comme ni nga ko waxee. mën na ko interpréter am sax fekk du loolu. fekk moom dafa leen doon jàngalaale ci biir àddina. mais nag bu fekkee tayeef la ci moom ndax bañ xale bi. jëkkër ji war am fay rek matam. ci naka. bàyyam kilifaam la. non bàyyam kilifaam mais yàlla dëgg la nangu. yàlla dëgg la nangu sa papa ak sa maam ak sa tante ci yam ku la ci teg loo xam bokkul ak li yàlla santaane. mu tegu sa jabar jëlee sa jabar soo amee foo ko mën a yóbbu nga dëkk fa soo mën a am soo ko mën a am ñoom nga wutal leen fi ñu dem dëkk épargner la sa jabar parce que jabar dafa riche. dafa riche dafa sacré. jërëjëf parce que ki lay jural li nga gën a bëgg ci àddina muy doom. am na ko war a téye. dëgg la war a bëgg naqaram war a bëgg meram war a bëgg ñàkkam war a bëgg aussi mu nekk ci condition du neex. yaa ngi donc bu fekkee moom góoram bu góor am na comporté ci kam ba tax mu mer loolu. xëy na moom moo parce que expliqué na ci lañ gën a détaillé. non d'après li ñu mën a jàpp affaire alal la. waaw non peut-être alal bu ñu mën a jàpp xam nga. lépp a ngi ci parce que moom xamoo aussi moom lan la def. ba tax jëkkër ji goro bañ ko. xam nga goro mën na xam ci moom loo xam mën na ko génne. ndax mu bañ ko ci. dëgg la yaa ngi loolu yëpp ko dafa nekk quoi moo tax atte ay nit foog nga déglu ñaar ñëpp. bu déglu ñaar ñëpp mënoo atte. dëgg la moom nee na goro moo ko tasoon d' accord mais lan moo tax goro kii ko xam nañu mos a invité benn émission. ñu ne ma góor ñuy dóor jigéen ñi la ñuy wax mooy débat bi. man la nen rek laa koy tëjee dem sama yoon. kenn santul góor mu dóor jigéen waaye jigéen aussi na mooy def nañ koy dóoree. waaw loolu de buñ ko defee ñëpp daal di noppalu. waaye gis nga li nga wax ni ci yërmandi jigéen man dama kontaan ci sa état d'esprit ndax jigéen wax dëgg yàlla ku ko suturaal yàlla suturaal la ku ko toroxal itamit sa bopp rek nga toroxal ndax moo jur sa ay doom mooy say yaay doom. l'islam newuñu dafa faral jigéen waaye dafa teg ay charte yu leer ci sëy. teg itam ay charte yu leer ci naka la ñuy tasee sëy loolu nag pour leerlu ci dañoo dem seeti ki nga xam ne mooy imam Atab Aliou Aydara moom mu ànd ak oustaz Mohamed Diouf di ñu andil ay leeral ci anam yi nga xam ne noonu la sëy di tasee ci wàllu diine l'islam. bismillahi rahmani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa tabarakallah fadilatul oustaz lan mooy fase te ci yan anam dañ koy nangu ba tabarakallahu ndax fase naa la te amul seede kon yan façon fase moo am ak ñaata anam ak ban anam ci la ñuy nangu ne fase na tabarakallahu. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ala kulli haal islam dafa fonk sëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na at-talaaqu liman aqasa bi saq ki nga xam ne moom la ñu may ndaw si ci farata yàlla ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kookaa ëpp ci ndaw si doole même yaayam même papa kooka fase naa la moo koy wax wala fasewuma la moom moo koy wax ala kulli haal kooka ci boppam saa yu toogee ak ndaw si ba gis ci ndaw sa lu ko nekkal wala mu dégg ci ndaw sa lu ko nekkal wala dem na toog na ba mënatu la nekk ak ndaw si mu ne ko fase naa la fase ba ci islam day tabi islam day wax ne markel nañ la benn passé am nga ko la mun a nekk mooy mu dem fayle am na droit fayle parce que benn passé la ñaareelu passé ba am na droit fayle ñetteelu passé ba nag islam ne say faw ndaw si amaat jëkkër te du doon marataan fa imsaakun bi ma'ruuf aw tasriihun bi ihsaan faw ndaw si amaat beneen jëkkër ñetti bi yàlla dafa in talaqaha fala taxillu lahu min baad xatta tankixa zawjan ghayrahu passé naa la moo tax islam nee na passé bu leen ko caaxaane bu leen caaxaane passé waaw oustaz ci société bi ñu gis na ne léegi mun na am ku fase jabaram benn ñaar ba ñett ba ñeent mbokk yi ñu toog ñu ne loolu du ci kii dañ koy indil soxnaam loolu bëri na fi léegi ku fase jabaram
fa tabarakallah te yàlla dafay wax ne fala taxillu lahu min baad xatta tankixa zawjan gayraha da nga gis ne léegi mbokk yi dañuy wax ne loolu affaire mbokk la ñu doxal loolu indil ko soxna lan nga wax ci loolu al-fadilatu ustaz ala kulli haal li ñuy wax ci loolu mooy ne parce ba toujours mu ngi aju ci ki takk ndaw si mu nekk soxnaam su ne fase naa ndaw si papaam ak yaayam ak nijaayam ak mbokkam yi ne du ci dal demaat fexewaat waxaat ba ndaw si del siwaat islam ne sama yoon ne ko ci markeel naa ko benn parce que moom soxnaam la soxnaam la islam da koy markeel passé len rek moo mënoon a am bi islam ne non passé bi duñ ko accordé mooy ne mu wax ndaw si ne ko fase naa la ndaw si ne ah fase na ma ñu ne wax mu téléphoné yaayam wala papaam mu ne leen fase nañ ma papa ndaw si woo jëkkëru ndaw si ne ko fase nga ko mu ne déedéet miim ne noonu fase wu ma ko bu dee ci cas bu mel ni moom te ba mu koy fase keneen fekkewu ko bu mën koo seede parce que bi ñu miim la ñuy seede bu boobaa islam day wax ne lii du doon fase kon noo ala kulli xaal fase yu bari li ko waral ñàkk a xam importance su sëy waaw ni ko lislaam fonkee ni ko lislaam di samee li mu jaral lislaam ñàkk koo xam bokk na ci li waral li waral ay fase yu bari naka noonu ba tey am na ustaas yàlla yeneen bi dafay ne abgadul xalaalu at-talaq inda allahi at-talaq la ciy toppaat mooy lan muy xele yi di nga gis xele boo xam ne bii ci âge bi muy demee sëy daanaka ci diggu xele la nekk xamagul àdduna bu baax ndeysaan xamul àq bi nga xam ne moom la jëkkëram am ci moom jëkkër ja it xamul àq bi nga xam ne bii moom la soxnaam am ci moom gaaw a mer bokk na ci gaaw a mer ndeysaan mooy xele yi léegi mënatuñu muñ xele yi léegi muñ ya nga xam ne moom la mag yi doon muñ ci seen sëy ba lépp fekk leen ca xele yi léegi nangootu ñoo muñu noonu bokkaat na biti bete itam ci li waral fase yu bari yaa Chérif mooy maanaam sëyu intérêt dem nañu béttalu foo xam ne fii xele bu góor du takkati ci xele bu jigéen bu mu amul ci moom intérêt xele bu jigéen du sëyati ak xele bu góor bu mu amul ci moom intérêt kon léegi li gën a bëri tax pour fase di lu bari léegi mooy sëy ngir àdduna te danga doon gis koo xam ne dafa dem sëy grâce à pour maanaam laqi diineem grâce à laqi diineem ne jàpp xool sa jëkkër rek sa xel dellu ci borom bi subhanahu wa taala sa xel delluwaat ci mag yu baax yi fi nekkoon démb ak berki démb yooyu sa xel delluwaat ci aada yi nga xam ne moom la maam yi doon faral di valeuru maam yi ak yooyu loola daawoon na tax am ñoo xam ne dañuy sëy loola moo tax sëy yi léegi daanaka du yàgg macha allah kon loolu mooy li ñu leen di indi doon fa tabarakallah wàllu sëy dafa yaatu fa tabarakallah waaye it dañ leen ci tànnal rek fa tabarakallah ak ustaaz al-fadilatu ustaaz Mouhamed Diouf muy indi leen ci wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. jërëjëf imam mu mel ni nag imam kàddu yi muy wax ak ustaaz Mouhamed Diouf leer nañ. leer na jëlee nañ ci lu bari jàngal naa ci lu bari parce que ma diine moom mooy lépp te moo réglementé par exemple ni ñuy tef sëy moo réglementé ni ñuy tase te surtout imam aussi wax na ko ci parce que dafa yomb trop nga ne may naa la baat mais yàlla pour bañ par exemple mu gaaw noonu moo tax mu ne foog mu am seede foog mu am témoin mais témoin yooyu bu amee aussi par exemple da la koy dëggal ñu waat ko mu toog ñu ne ko da nga maye baat mu ne dama maye baat parce que xam nga yenn saa yi xam nga yàlla. waaye foofu tamit may nañ ko sax su miimee. ñu nangul ko ne amul. amul ndax loolu. parce que yàlla dafa xam nit. te xam yàlla nit dafa am dimension
yenn saa yi mu waxee mer. non moo tax mer nag ginnaaw mer dafa war a yee nit ki. boo nekkee ci mer mooy tudd wax loo xam su mer jeexee nga rëcc. ah dëgg la de. parce que nit rek la. mais ñoom tam ñu muy waxal même bu fekkee dafa xas ci biir mer. bu demee ba jégg luñ ko nangul. dëgg la parce que nit rek la parce que ñoom seen bopp. bu fekkoon ne ñoom la li waay def duñ ko def parce que xel yi tolloowul. dëgg la. yaa ngi dégg comme mu ni bu defee dara bu ko xool ci la mu def. mais da nga xool si lan moo war la mu def soo ko tegee par nga doog a xool nag lan moo xelam nu mu toll. te sax nag jox na parents yi conseil boo xam ne tamit lu ma neex la ndax nee na parents yi bu ñu def ku sa doom ñëw ne fase nañ ma rek nga ne ko toogal fii daal di jël ay wi nag daal di ko jël pour sa compte nañu def ndànk téléphone ak jëkkër ji mbaa nu sol sunu daal la dem laaj ko su dëggalee ñu xam ne dëgg la mais su miimee ñu delloo ko soxnaam te xam ne sëy bi jeexul loolu dama yaakaar ne benn porte de sortie la boo xam ne dañ koo aménager pour may nit ki yenn saa yi muy mën a roccamtiku su waxee sous le coup de la colère wala mu ñëkk wala yu demee noonu. très bien parce que xam nga man suma bari na sëy yu may dem mais su ma jëlee parole toujours may wax mooy su ma sañoon bi ñuy def sëy bi. ku góor ki jigéen ki toog. toog te loolu la dina santaane. parce que ki ngay defar dara. te xamul li ñu koy defal lan la war a jur ak lu mu war a toll. da ko war a fekkee. dëgg la. yaa ngi bu loolu weesoo aussi dama naan souvent sama terminaison wax. suñ demee ba may leen nag ba ñu nekk ñoom ñaar. ñoom bu seen xel gàtt na leen jàppale ci xel. parce que environnement ñu ñu wër dafa am solo ci xel dafa am solo ci jàppale sëy xale yi léegi. parce que xale yi dañuy bëgg mais xam nga sëy kenn ko tolloo kenn ko mat mais dañ koy mën. mën bi nag xel la. mais xam nga boo waxee xel ñu jël sëyu xale yi léegi dañuy xaw a immature tuuti mais tamit bu njëkk xëy na contexte bi dafa changé mais dañ daan gis nit bu takkee soxna day nekk kër ay parents am jur fa taawam jur fa ñaareelu doomam ñetteelu doomam donc diggante boobu bu problème amee parents yi ñooy arrangé ba du sax jëm kaw bay àgg ci tas et ça permettait au mari mu mën a économiser jënd këram wala defar loo xam ne daal da ngay xëy rek ñu ne sama kër pare na maa ngi dem sama kër beru ji fekk boobu ñoom traversé nañu ay tempêtes yoo xam ne xëy na bu ñu wéetoon mu tas seen sëy mais contexte bi dafa changé ba léegi ku ci sëy da ngay beru dem uti sa appartement mbaa nga uti sa as ruq daal nekk fa yaax sa jëkkër wala yaax sa soxna donc est-ce que loolu tamit joué wul trop ci divorce yi. non loolu joué wu ci quoi. tu trouves. non joué wu ci xam nga lu tax fooy dégg tout le temps sax ci yenn débat ñu koy wax mais man gisuma loolu te ma gis rek ne mooy ne nit mat nit bu matee même boo ko tegoon ci àll bi sax mu téye see. mais xale matul. maa ngi ñëw dégg moo tax ma ne la chaque fois ñun bu yeggee ñoom matuñ dañ leen jàppale ci xel xam nga wax sax ni. mais jàppale googu boo leen soree naka nga leen di jàppale doo xam li xew ci kër gi. sa doom bu jigéen day mel fee ñu wax la. waaw mais bu ñëwee wax la ba pare nekk waa d'accord dégg naa la waaw toggal na leen. yaa ngi bu ngi toog yeneen sœurs yi xaw a mer mais ci biir waxtaan bi atmosphère mer biy wàcc peut-être que góor gi dafa dem wax ay parentam ne ko d'accord dégg nañ la parents yi jot a gis ci seen biir ñu ne suñ sañoon buñ ci dugg waaye naa ne sama doom waxtaan naa ak sa waay kii tam wax doom waxtaan naa ak sa waay xale bu rejoindre jëkkëram day parce que day dégg ndigalu kilifa. bu demee rejoindre kër jëkkëram day yaakaar ne wax danga moom xam nga sànq wax ne man jubale naa sëy boo xam ni. ba tey xamul nañu jotee. ci naka. bi ndaw si ñëwee dafa ñëw. loolu sama xarit la woon quoi jëkkër bi. bon bu mu ñëwee le matin ndaw si may xëy di liggéey mu ñëw toog salon bi ma ne ko lan la mu commencé cooy quoi man ko mbaa jàmm la danga feebar wala fam ku dee wala dara mu ma déedéet sawaay man ko ci lan mu démb ci guddi lu ma waxul amul. man ko pourtant xoolee léegi li fi jóge dafa rëccu bay jooy li mu la def moom nee na sax dafa toog ba naan posé la question mu xamul lan la dafa mel ni démb dafa lu ko téye daal mu jooy ko fii mais dimbale ma rek bu jooy moom bu ko xam ne xam nga ko yow waaye l'essentiel bu wàccee nga defal ko man naa fa rek si man quoi mais bu génne rek yow defal ko bu ñëwee man dama optal liggéey dama génne salle d'opération ñëw sama benn boobu am na sa copain bu lay xaar ci bureau bi ma ne ci bureau bi fekk fu toog quoi man ko waaye ça va mun na ça va bien quoi. muy kan jëkkër ji. muy jëkkër ji waaw. moom tamit ñëw na. ñëw na waaw ñëw na fekk moom taal. mais bu ñëwee mu ne ko waale booy nag xale joo ba tey moom aussi booy laa bàyyi fa ñu yeggale quoi. ma ne ko gis nga moom daal sa jabar dem na ma ne ko xoolal tant que li toog léegi di jooy. donc dafa jooy réccu bi nee na moom comme man maa attaché au jeu maa la jege. nga dimbali jéggal ko parce que li mu def sax xamul sama def ko.
léegi nag léegi booy ak couleur gi ñaar ba li ma lay ñaan mooy. soo demee defal ko. non lay nag. léegi bi ñu ñëwee ba ci buntu kër ga bi ñu demee kër bi waa ji wàccee. bi ñu ci buntu néeg bi génn salon bi dugg ci néeg fa lañ daje. léegi nag lu ñu def doon mbagg tamponné ñu xoolante ne yow daal di rey ku ne dem bu doon defar ko añ toog fàtte nañ ko. non nga jubale leen nii te xamoo li ñu jotee. non laay macha allah nag loolu dimension la. dëgg la c'est que nit ki du ñëw daf lay wax nga agir. dëgg la am benn toog naa aussi nit woo ma téléphone ma dama bëgg a tas sama say jigéen. man ko d'accord mais bu wax dara ba ma ñëw mais sama benn sœur loolu quoi mu ngi sama kër mu ne ma dama bëgg a tas ma ne ko non bu wax dara ba ma ñëw mais bi ma ñëwee. toog dafa weekend bi ñibbi. sama jaar mu ne ma yow premier ne doo ci wax xanaa ma ko si naa ci wax kay mu ne ah doo ci wax te yaa ngi dem ma ko naa ci wax ma dem quand je suis revenu mu ne ma waa ñii nag xanaa bu woote téléphone bi wax ak kii man ko non naa pare ba tey le soir ñu reerandoo ensemble ñoom ñu ànd dugg seen nekk. ma di koy xaxataay ma ne koy wax ci jàmm. comme jubóo nañu waa xam nga nag yenn saa yi recul boobu dafay tax liñ naan ku wéet xam sa bopp yenn saa yi nit dina mer xëbër yi daal di fay dem waaye bu toogee tuuti rek na ma waayam nag ndax da koo miin non tubaab sax wax na ko nee na la colère est mauvaise conseillère kon daal nit loo mer na nga dese sago ndax mer en général décision yi mu lay jëlloo ay décision la yoo xam ni yàgg-yàgg da nga koy regretter mu mel ni nag kon li nga wax nii mag jege leen dafa baax ndax xel bi nga leen di xelal ak gindi bi nga leen di gindi léeg-léeg ci loolu sax nag dañ ci waxtaan ak kenn koo xam ne moom liggéeyam mooy coach en séduction coach en séduction nag xëy na dafa di métier boo xam ne siiwul trop waaye dafay waxtaan jëmale daal ci loo xam ne dafay rattaxal diggante ñi nga xam ne ñooy couple yi ak seen nekkin ak loo xam ne daal lu large la xëy na dinañ ci dellu si ci beneen émission waaye ci bii nii dañu dem seeti Kira coach en séduction mu ñëw rek ci li nga xam ne moom nga tuddee les facteurs favorisant le divorce ñu déglu Kira dellu si waat. maa leen di nuyu kontaan ci question bi nañ di laajte ci raison divorce yi fu mu nekk nii divorce yi bëri na te raison yi duñu bëri mais par rapport ak li ma constaté ci sama recherche ak ñi may ñëw di seet si lu koy gën a indi ñàkk xamante moo jiitu les gens dañuy bëgg yàkkamti sëy mu jaral leen séduire rapidement quelqu'un ñu koy waxee rek miirloo ko bu gaaw rek ba mu emporté wu ci mariage mais une fois que ñi dugg ci mariage bi nag après lu ñuy gis ne que lii mënut dem ñi gaaw ci génn wala seen rêve réalisé wuñ ko ak waa ji ñu ne nag il faut kon ñi génn le plus souvent jigéen ñi seen bopp ñooy décider génn kër góor ñi donc loolu constaté naa ko ma gis ne tamit beneen raison buy indi divorce yi nekkul rek ci ñàkk xamante bi mais feneen la nekk mu ñu nekkee fu nga xamante ne loolu góor ak jigéen duñ ko war a gëstu ndaxte chrétiens yi ñoom bàyyi nañ ci xel bu baax ba balaa ne wax célébrer mariage duñ lay wax carrément jëlal ñeenti weer yi nga xamante ne dañ di dem ci prêtre bi ku góor ki ak ku jigéen ki ñu leen di defal ay serment yi nga xamante ne daf lay leeral na xam bu baax ci looy dugg te soo xoolee ñun tey fii suñu mariage nekk na fu nga xamante ne ku jigéen ki rek dañuy xutba mais ku góor ki moom day toog këram rek wala ñeneen dem mosquée ne maye nañu mu jeex quelques-uns rek ne la na sa poche fees mu ñemeel joxe dépense mënal jël décision ñu yemale ko foofu mu nekk ay kàddu yu gàtt mais yi riche mais malheureusement duñ ko dul toj moo tax góor ñi duñuy am tuuti retard ci nu ñu war a téye ménage bi femme yi moom duñ leen di sermonné bu baax ba léegi suñu duggee nag gisuñu seen borom kër doxalee nu mu waree duñuy am naqar boobu day màgg di màgg ba finalement day exploser ci ñoom et finalement ñuy demander le divorce parce que nu ñu bëggee woon sëy bi taxawul noonu suñu femme yi vraiment bëgg nañu sëy ñoo gën a taxaw ci tànku muñ que góor ñi ndax góor ñi ñoom lu ñu jàppee muñ ak ñun lu ñu jàppee muñ du benn donc ñàkk am même définition muñ moo leen di yóbbee finalement ñi am déception famille dem seen yoon ci tey duñu gën a am courage famille yi dem seen yoon parce que lu bon ku ci nekk yaa ni am sa source de revenu yaa ni liggéey nga xam ne li góor bi woote que mën na ko gérer di charge yi yow da sa bopp dana ne mën naa ko lijjanti sama bopp man dem naa sama yoon
ñi suñuy waxtaanee ci domaine divorce yi lu koy gën a causé ñàkk jàng sëy naka nuñ ko waree taxawu ku ci góor yi comme ku ci jigéen bi formation bi yemul rek di leen di xamal néegu sëy wala di leen di xamal nu ñuy joxe dépense loolu doyul dafa gën a large parce que couple ñaar lay commencer mais day dem ba mu yokku ndax jaboot bi day ñëw mu nekk la vie conjugale lu ñuy wax su boobaa parce que da leen di nekk une famille plus large yematul rek ci couple monsieur ak madame mais dafay gën a bëri donc dafa laaj vraiment ñi formé wu à travers suñu cabinet yi wala à travers émission yi ñuy joxe ñu ciy jàngat ak nangu tamit ñëwal seen bopp toog di formé wu xam étape yëpp yi xamante ne moo constitué cycle mariage ay phase la phase bu nekk daf ci am période bu xamante ne danay secoué wu déstabilisé wu yaakaar ne sax sëy bi fii la war a yem fekk waru fa yem mais loolu mooy constitué intervalle phase bu nekk ci biir mariage bi te loolu yëpp duñ ko war a jàng teel ko xam su ko defee soo ko amee sa xel bés bu ñëwee rek dañ koy mun ràññee ci ràññee boobu dana la may na am courage wu toog courage wu ñëw seet si ñi nga xamante ne mën na ci taxawu ba na traverser ko facilement na mun continuer waat téye sa sëy duñu war a delluwaat xam ne ki gën a téye sëyam nekkul rek ci lu neex dund na lu neex ak lu naqari mais il a été simplement bien encadré à la base pour mu mun tenir traverser étape yëpp ñi xam ne tamit mariage nekkul rek bànneexu jëkkër ak jabar mu yem fa suñ ko yemalee foofu rek égoïsme dafay taxaw ndaxte bànneexu doom mi tamit daf ci nekk bànneexu image bi leen di refléter ci biir société bi di nekk référence pour yenn jeunes yi leen di bëgg copier copier leen ci mariage wala copier seen comportement ci seen doxin loolu yëpp nañ di transmettre soo leen constituer un foyer donc dañ ci war a bàyyiwaat xel taxaw ci ñi xam ne ñu ngi fi suñu cabinet yi nii ñu ngi fi pour di leen di leeral liggéey bi leeral leen lépp loo leen war a def di nag ni adapté ko ak seen personnalité ak seen milieu de parce que société bi ay groupe nit yi bokkul ñoo ko constitué te groupe bu nekk su yemee ci li mu war a doxalee rek du metti mais soo bëggee génn fi na bokk di imiter lu nga xamante ne méngoowul ak yow danay am coono métité et finalement danay découragé na bàyyi donc loolu laa leen bëggoon may nen xam ne que ñu ni fii que liggéey bi tamit yemul rek ci lu leen njëkk a wax mais dafa am beneen liggéey au préalable balaa nañ di sëy dañ war ko jàngat bu baax. Kira coach en séduction donc muy loo xam ne lu am solo la mu indil ñu ko muy contribution ci émission bi laay naka nga gisee intervention Kira. waaw Kira maa ngi koy nuyu bu baax parce que sama xarit la jot nañ def émission maanaam sax. xam naa dimension xam naa aussi fu mu bëgg jëm. ak li mu bëgg xam naa ko parce que li muy def dafa am solo pourquoi parce que coach bi nga xam ne par exemple. lu mel ni Sénégal bare fu mu dafa war a bare xam tax. waaw yéen seen i dañuy am problème bi du ñu am fu ñu ko waxee. dëgg la dafa am solo pour ñu am fu ñu koy waxee. bu ñu ko mën a wax par exemple ci biir famille war nañu am ku ñu mën a trouver ji ñu mën koo xam sociologue yaa ngi fi psychologue yaa ngi fi ñëpp a ngi fi. dañu war dem toog di wax ak ñoom. ñu leen di delloo si. déglu naa ko bu baax. Il a très bien parlé parce que xam nga comme ni mu waxee ci par rapport ak chrétien yi par exemple. fiançailles yi ñu dem parce que xam nga lu tax fiançailles yi am solo ci sëy. ñun duñ ko oyofal mooy parce que foofu le fait que ñoom ñu dem ci prêtre tout le temps muy wax ak ñoom ci sëy di leen yeddi si sëy di wax charte sëy. di leen jàngal ni ñuy sëyee parce que te boobu pourtant moomagul. déedéet xam maa moom baaxul. damay wut moo neex. waaw. xam nga li ngay wut. ci ngay gën a attentif ci ngay gën a attentif que soo amee su xel gàttee. parce que sëy day toll foo xam ne ngor moo la fa yóbbu moo ko yeggalee. dëgg la yeneen ngor moo ko yeggalee mais bu fekkee ne par exemple parce que soo seetloo tey li nga sol ni tey soo seetloo bu nga ko jëkkee sol boo ko doon ko solo tey rek. nga xam ne sëy noonu la mel. jour premier jour dafa neex. parce que boo seet sa premier jour mariage ni ngeen toogee fête bi ku ne nga li nga dem 10 ans nga tegaat kase ba xool seen bopp di ngeen mel ngeen xam ne yemul. dëgg la li fay des mooy muñ. mais moom sax wax na ko nee na sëy ay phase la donc phase yooyu dafa nekk ay étape li ma ci jàngat étape bu ci njëkk
dafay nekk étape lune de miel tout le monde xam nga rek day neex mais boo demee ba dépasser étape boobu beneen étape mooy dugg si mu mel ni comme prise de conscience nga xam ni tout n'est pas rose nit ki am na ay défauts am na ay qualités mën na lii mënul lii foofu ngay commencer gis nag le vrai visage de ton conjoint mais foofu lan mooy tax nga toog nag nga accepter ko nga nangul ko xam ni kii nga bëgg ak nu mu mënti mel da nga koy jël avec ses qualités comme avec ses défauts nga muñ étape boobu ku ko mënul a gérer traversé woo ko première cassure baa ngi noonu donc ak yeneen phase yoo xam ne elle en a parlé donc mu mel ni ay étape la boo jàllee première étape bi continuer jàll deuxième étape mu mel ni kon sëy lépp ay test la ba keroog ngay suulante c'est très important nag foo parce que mos naa waxtaan ak ay nit ma ne leen par exemple sama jabar moo ko fekk na góor te duma ko fase ndax lan ñun ma lu tax yow li nga wax rëy na de man donte du am mais lu tax du am parce que dama toll fu ma sëy foo xam ne sëyatuma pour moom damay sëy ngir njaboot dëgg la te li ma gën a metti li may metti man ma gérer ko man kenn baa naa moom suuf bokk la li nga xam ne sama doom da koy jot mu topp ay sëf samay sëf je préfère garder ko moom pour moi-même parce que li am bu nu fex ba du am na pare nécessaire mooy muñ ak gérer ko rek gérer ko muñ moo gérer on gère avec la tête moo tax je reviens pour te dire que sëy facteur favorisant na fa am njëkke yeeg ñàkk alal geeg dem nga góor gi mënatul amatul kattan yandi amatul alal yandi wala lii wala laa wala accidenté na wala feebar na paralysé am na ñoo xam mënuñu fa xaar feebar dañ dem seen yoon loolu yëpp ci ñàkk a mat la dëgg la man quand quelqu'un m'a dit que par exemple que sëy dafa war da koy tas man ko dee benn cause que sama am si tey bi sëy bi tas benn cause que la amul leneen mun ma lan ma ne ko sëy li ci sa biir kër gi tas sëy bi nekk na ci kër gi te tasul waaw parce que là on n'a pas su le gérer et là on a su le gérer dañ ko gérer te lu ñuy gérer xel la ñuy gérer kon sa xel bu matee rek lu ne mën ko muñ loo yàlla gérer ko ngeen toog nekk mais lu tas sëy fii rek doo demee nettali ko di daan na jaru ko non di nga gis sax lu pire lu fa xew te sëy ba tasul kon mu mel ne ay tolluwaay la léegi nag buñ tolluwaay boobu bu fekkee fa manque ci ñaar ñi koy seq ñi leen war ñoo ko war a gérer mais yéen seen ak entourage bi ñooy tas sëy bi ñaata yoon nga fi gis nit ñu dem boole papaam tas sëyam mu ëlbati ku jaar ci suuf di àndaat ak waayam non fukk ak 80% mariage yi tas sëy ñu ngi doxalante non c'est parce que dañoo doyalagul wala non du doyal la sax du doyal mais xam nga ni kii soo ko bëggee mën a doyal ci moom dëgg la mais c'est que les gens quand ils sont ensemble dañuy yaakaar xamante ne fekk xamante wuñu il faut nga takk ko pour xam ko dëgg la boo ko takkee défaut yi feeñ nag yaay gérer défaut yi moom muy gérer sa défaut ngeen àndandoo mooy phase yi Kira doon wax rek nit ki mën nga nekk moom mu bon ba bëgg dee mande bay dire ko ci mbedd bi nga dire ko bu dugal sa néeg nit ñi tëdd sonné nga ibbi nga dugg mun na waa lii la nga ko moom dafa doon dugg fakkasal ci bunt bi daal loolu ci sutura la bokk ci sutura la très important mais nag par exemple boo bëggee par exemple tout est défaut nga dévoilé ko bu sa jëkkër wala tout est défaut sa jabar nga dévoilé ko doo nit mais kon mu mel ni yaa ngi sànni xeer ñi nga xam ne dañuy nekk ci mbedd mi sama jëkkër lii sama jëkkër laa sama soxna lii di boole di kalaame mu mel ni loolu bokkul ci sutura de. non bokkul xam nga bokkul sutura. soo seetee bu toogee 4 personnes di ko wax. bu toogee 3 personnes moom mooy 4e ñu koy wax. 2 yéen yi mën nañ wax mais da ngeen ko xam du wax parce que moom mi ngi xalaat moom si man lay ma ne dama tëj sama kër ne te kii dañuy lii këram te moom ni la toogee kon mën naa gën a téye. yaa dégg parce que kooku xel moo ko may loolu. moo tax lépp xel la. waaye ñeneen ñaar ñeneen dañuy jug daal di ko gën a tas. te pourtant ñoom ñi nga yor loo xam ne toll ni màggal Tuuba parce que leen di kii di nettali ngénte la. ngénte la mën nga ko gérer mais màggal Tuuba rëy na rëy ko xam mën na ko gérer. dëgg la yaa ngi donc ce qui dit que nit ñi dañ delloo seen xel. te aussi ba suturaal seen jëkkër. ñi suturaal seen jabar. jabar même bu bonee nit waru ko xam ci yow. jabar même bu bonee. nit waru ko xam ci yow. waaye intérêt gi nag bu intérêt gi jeexee. merci bien intérêt boobu. les 80% des mariages yu tey yi intérêt la. loolu oustaz wax na ko sànq. intérêt xam nga. tey bu ma ñëwoon sa kër di la seet si léegi toog ñu dugg si ah kii est-ce que bokkul ak kooku di théâtre ñu ne moo la kay ah yow de sa bët rëyul nag. yow yaa ngi ci théâtre kat yi. ah waaw lu nekk ci théâtre kat tamit. yaa ngi ci théâtre kat yi. yaa ngi ci nga ne pourtant moom docteur la sax mun na waa bis Ndiaye bisimilah Ndiaye. yaa ngi naan sa yaay ay jëndal ko boisson. aywaay parce que ñoom mi ngi lay yóbbu ci chemin boo xam ni. c'est très dangereux. war nañ la bàyyi nga cultiver sa bopp pour xam ndax war nga mën dugg war a dugg
d'accord que l'amour est plus fort que tout mais du ko blessé dafa yomb. y a beaucoup de gens qui aiment et qui aiment leur mari profondément yaa ngi qui aiment leur femme profondément mais par exemple mu am lu ndaw lu ko greffé ba en taxaw fa. en boobu nag yow en tant que nit ki nga xam ne yaay responsable si lii de en bi yaa koy gérer. mais nag bu fekkee par exemple raison ko ci dugaloon intérêt ko ci dugaloon pour lu tas sëyam dafa yomb parce que kenn du taal ba màgget kenn du am alal ba màgget am nañu amoon te ñàkk tey am nañu ñàkkoon am tey am na ko doon dox mi ngi tëdd tey am na ko tëddoon mi ngi dox tey yaa ngi am na ko xam mi ngi doon gis démb tey mi ngi ni bëtam la nam na yaa ngi yooyu nag sëgg na yooyu nag bu fekkee da ko bëgg a juger ci valeur ki nga nekkal ki nga la xam nga damay dégg chrétien suñu may soo ne nan la pour le pire et pour le lan lay wax pour le meilleur et pour le pire. le pire mooy par exemple quoi qu'il advienne nu mu mënti demee rek war nga ko muñ la yàlla xam ne kii nattu la. waaye loolu ngor la. te ngor nag léegi daf fay jeex. ne ngor googu nag par exemple dafa am ñaari koy téye. fañ la yare ak sa xel na mu toll. parce que ay parents mën na leen bañ a yar sax de yow nga màgg am xel moo xam par exemple mën nga am ngor gérer sa sëy mën na la yare foo xam ne dafa baax. nga màgg sa gàtt xel tax doo mën a am ngor pour gérer sa sëy loolu nag ngor googu dafa am solo ci dundu nit. ci lépp nag waxuma sëy lépp laa daf ci am solo. ñun ñaar bi ñu xamante tey. war nañ ko travail de sorte que ba ëllëg fu ñu xoolante mën si gënte xool rek. c'est important may ñaan yàlla fu ma la romb suba gis ci dimension beneen bu gën a kaw bi nag nga ñaan yàlla fu ma gën a suba mais gis ma mais nag c'est que soo gisee tey problème bi li ko indi mooy noonu day jege. ki la jege rek mooy sonn parce que di romb ci wet bi amul leen jot mu lay noonu. xamantewu leen sax xamul loo wut ak looy bëgg da ngay ànd ak nit fi par exemple du la lépp loo xam ne war na bi say bunt pour nga réussir si da lay tëj yaa ngi da koy tëj mais nag te pourtant moom am na chance su am fay bu ko encadré waajur ju ko encadré ba tax mu réussir sa vie bu réussir àddina am lu ne yow parce que amuloon chance su ñu encadré ba nga yéen accéder fenn fi yaa ngi moom mu xam ne yow yaa ko ëpp xel ba nga nekk école yaa ko mën ci jàng ak lépp mais il fait tout pour tout lépp lu la war a exploité loo da la koy nëbb man gis naa benn phénomène boo xam tey pour wan na loolu benn tubaab boo xam moo tax tubaab yi soo nañ leen dëkkal foofu dëkkuñu fa nu ñu mënti mel seen xol rafet na. da ngay dem France nga nekk tubaab 3 mois. jàngoo alxuraan gëmul yàlla gëmul yonent bi dëgg rek la lay wax. su loolu noonu maa ngi lay jël si pour yóbbu la par exemple Lille en France nga fekk d'accord ngeen si 100 000 francs wala 50 000 francs si 50 000 francs muy ñëw ci yoon bi am ko arrêté mu freiné mu ko dama bëggoon yóbbu fii Lille mu ko noonu j'ai déjà quelqu'un quoi bu ma jëlee nii te mi may xaar mu ko noonu je préfère le double mu ko noonu fi ma jëlee kële. loolu de mooy ngor. loolu ci ngor la bokk. bu doon fii de ñu teg la fii dañuy jàng alxuraan gëm yàlla gëm yonent bi wàcc alxuraan fu kenn juróom-benn te lu ñu wax du dëkk hypocrisie nag sa dëkk fi nekk boo xam parce que lu bari moo koy yàq hypocrisie dafa yàq sëy parce que kala nag bu fekkee sëru sa waay bu ñëw foofu ci kër gi la. di la monté wala mu nekk sa xarit di la dalal sa kaw jëkkër réer nga am sa xarit boo xam ne hypocrisie moo tax par exemple mu lay wax ne sa jëkkër léegi te fekk xam na jëkkër muy dund pire sa jëkkër xam ne jëkkër muy dund pire mu teg ko si suuf. loolu xeetu kañaan la rek. yeneen non kañaan la. ak ñàkk ngore xam nga tax parce que àddina nit man dama yaakaar ne nit. boo xam ne nit rek waratoo ñaan échec am. mais yaakaaroo ni tamit faiblesse la ngay xajal nit ci sa sëy ba mu ciy dugg bay ut lu mu ciy wax. faiblesse ma ñàkk xel bi. parce que sëy nag yaakaar naa ne ñaara ko séq. non forteresse nit mooy xel mu rëy. man yow li ñu wutale mooy dégg-dégg gis-gis. soo ma ëpp dégg-dégg gis-gis yaa ma mën su ma la ëpp dégg-dégg gis yaa ma la mën mais nag sa waay ji nga nekkal te ñu boole woon nañ pour le pire et le meilleur. et le meilleur ngeen war a dundante bu kenn sul moromam bu fekk ne mën na influencer ba tax nga mën a comporter woon nañ ni xalaatal na subaa ngi ñëw. te tout peut arriver. tout rien n'est impossible dans la vie. kon boo ci nekkee ci loolu par exemple àndal sax nga dal di waxtaan ak koo xam par exemple wóor na la kii moom ma xel moom ma gën a xalañ ci lii yenn saa sax nga rocc génn sa kër dem ci benn chocolat wala dem ci benn ku mel ni Kira et toog waxtaan ak moom ne ko mën daal j'ai un problème avec mon mari nii ak nii qu'est-ce que tu penses mu ne defal nii boo adopté loolu y a qu'un problème moo gën par exemple ngeen nekk fii de xuloo ñëpp dégg leen. ak di nettali histoire muy gën a yokk mu topp coow li ba ëllëg par exemple mu nekk waaye seen sët amul sens. amul sens. te dund gi dafa gàtt. dafa gàtt boo ci seetee tey li ñuy dese tey. duñ ko multiplier par 2 li dese ci at wala suñ ko multiplier par 2 tout lañ ciy teg. fi jar yéen nii. dara jaru ko fi kon nag man damay daal di parodier rek li nga xam ne waykat yee koy wax ne loo xam ne xamoo kañ lay jeex kon dafa war a neex kon mu mel ni sëy buñ ko defee noonu loo xam ne xamoo kañ lay jeex
kon nañ ko neexal rek ba mu neex man daal loolu mooy man sama kàddu gu mujj gu ma lay dénk di la ñaan yow tamit nga indaale sa ndénkaane comme ni nga ko tàmm di defee ci askan wi ñu daal di laal di jotaay. sama ndénkaan daal leen la. yéen waajur yi jàppale leen xale sëy. du alal mooy sëy. xel mooy sëy. dëgg la du luxe mooy sëy. farata mooy sëy. xale yi aussi ay xale lañu da ngeen comprendre parce que da ngeen nekk ci buntu àddina. donte génération yi da ngeen teel a am alal teel a jàng teel a am alal. mais attana ko li leen jox. te comme attana lu li leen jox nag da ngeen mën a ko tey di jege ji ñoo xam ñu leen ëpp xel ñu leen di yee ci loolu. te ngeen koy nangu. te nit ki war na aussi donte boo tooñee. muy sa jabar nga nangu jëful baalu ko ci moom yéen ñaar kese ne. nga baalu ko wala nga dem ci sa sœur ànd moom ñëw ci kanamam mu sagal ko. nga baalu ko. yaa léegi jigéen bi tam su tooñee. mu nangu ni dafa tooñ. wala li may wax rek mooy waajur yi lay waxal. yàlla may na leen parce que ba ngeen sëy ba toll fi ngeen toll am doom ba maye ko. mais bu leen yam foofu continuer leen ko parce que naan souvent rek il faut ngeen jàppale xale yi ci xel. parce que xale yi dañuy teel a jàngale teel a am alal mais loolu du sëy xel mooy sëy. xel mooy sëy parce que nit ñàkk na yorul dara jigéen ko sëy ci kër gi comme ko am lu ne. dëgg la yaa ngi su génne fukk si mu ree ñaari yére yoo mu am su ko génne for ko sol ko kenn du comprendre ne amul. kon yéen waajur yéen a mën a jàppale te xale itam yéen itam ngeen di nangu conseil te bañ di fajal seen bopp. ku ci mer ku ne bu fekkee jigéen bi tooñ góor jigéen bi war na mën a ñëw ci jëkkëram. ne chéri baal ma yaa ngi lii ak lii laa ak foofu maa ngi koy jéggalu góor bi tam bu tooñee war na mën a am matu ñëw ci jabaram pour sagal ko sa gopp di souvent ne ànd ak sa sœur muy njëkkee nga ñëw ba ci moom ne ko chéri baal ma loolu day yokk say mu ngeen defaru te société bi aussi par exemple jàppale xale yi ci sëy jàppale mooy par exemple yombal leen lu bari ba yu bari bari dina mën a tax ay indi am wala yenn complication di am parce que sëy dafa nekk lu sacré te surtout waajur aussi dama yaakaar nit bu amee doom tey doom boobu bu amee doom da ko war a gën a bëgg te doom boobu ku koy indi muy ko góor ket ku jigéen ko war nga leen tey sauvegarder ba tax yow kooku nga bëgg muy sët bi war na ma tax nga jëm a fexe ba tout le temps seen say di dem te dara du ko def loolu ngeen utiliser seen xel te bañ a jiital alal. waaw te bañ a jiital alal te seen doom bu leen indi leen nit aussi même boo leen ko jàngatee ba xam ne nii la bu leen ko ne bàyyi ko mais jéem ko corriger defaraat ko. xale bu góor boobu même bu fekkee dafa ñëw te amoon alal ji nga soxla yaakaar sax. yow bu fekkee yow am nga idée ay possibilités yoo xam ne ca da mu jàng mën nga ci am yoon pour mu réussir si nga dimbali ko ci li may lépp xel la. lépp xel la kon nag ñoo ko déggandoo xel nag tënk na humilité xel tënk na li nga xam ne mooy yërmande waaye xel tamit encadré sa njaboot uuf leen yiir leen ba benn cassure du am benn sëy du tas en tout cas ñun loolu la ñuy souhaité di leen gërëm di leen sant di leen ñaax nag di ñaax suñu bopp nañu góorgóorlu ci biir kër yi nañu góorgóorlu ak ñi ñu nekkal nañu yërëm nañu yiir waaye itamit nañu rek daal di humble bu ko defee kër gi daal di neex ñëpp daal di nekk ci jàmm kon di leen gërëm di leen sant di leen dig daje ci beneen L'Oeil de l'Ail beneen jëmmi jamono beneen jotaay incha allah.